kapit pake maju kursi ke jare kanyaro kapit pake maju kursi ke jare kanyaro kapit pake maju kursi ke ndeysaan nuyu nañ leen bëgg leen nuyoo leen fii ci Diofior tey di leen di le 10 janvier 2022 waa Ndouf ñoo fi woote waa quartier Ndouf ndeysaan quart de finale ci poids léger yi ndeysaan Mbaye délégué ak jawrin nuyoo yi dañ koy commencé ci président lamb ji Arfan Ndong sama doom baay di kontaan si ñoom Mbaye délégué jël na jawrin cawo koy mboot war na ko ndambu arbitre nee na daan na ko kaat appui am na waaw 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 la Lion de Aïssatou Coumba Diouf wala Aïssatou Coumba Faye Diouf ak Faye lépp benn la c'est le Sénégal qui gagne jëlal mbéy lim numéro 2 Fatou Thiam ndeysaan Ousseynou Sarr ba tey si quart de finale yi Ngella Birane bu fa ooy mooy borom ngeen lu weex li Ousmane bu Palmarin mooy borom ngeen lu vert li Ousmane daan na ko arbitre sifflé na beneen combat ci quart de finale yi ba tey Modiane bu Diofior à droite Baras bu Bawut à gauche ndeysaan Diofior nag seen lambu lumière yi day leer xoolal ma lii rek doo soxla projecteur doo soxla dara da ngay ñëw teg sa appareil di ko zoom normal di ko am nice Modiane Diofior à droite Baras wala Ala Mané à gauche ndeysaan di bëgg waa Ndouf yëpp Ousseynou Sarr toko Ousseynou papay Mam Fadé Omar Minis Kaling maa ngi lay bëggee Baras daan na ko
aca final raw gadu diggante Omar Boune bu Marloj Mafia Ginjam Iñowa ma ala Sitafa bege amanunde Goudia Djilor Seni Aïssa Ndiaye ya Djilor bege ahom Goudia à droite Omar à gauche fii ci Diofior dimanche wala lundi 10 janvier 2022 Goudia ak Omar Omar door na ko tànk Goudia wetu na ko Goudia Omar a koy mboot tegal 16 voilà Goudia Omar a ngi forcé mboot bi Goudia bañ na Goudia daan na ko Goudia jël na raw gàddu ko Goudia bu Djilor ayca quart final bi moo ci des daje bu Simon le Tidjane lutteur ak Maurice bu Palmarin Déthié ak Maurice Déthié war na ko ndam Maurice génn na saaku ya combat bi day jeex de Déthié dem na demi-finale Ibou Ndiamboula ndeysaan
Premier demi-finale baa ngi noonu si poids léger wala si tànk yi diggante Mbaye délégué ak Ousmane bu Palmarin. Maes. Mbaye délégué Ousmane bu Palmarin. Mbaye délégué Thialane. jël na ko Mbaye délégué daan na Ous. demi-finale barrage bu Bawut ak Déthié bu Simal ndeysaan o fog gandu ni siyaare a nuun marlot marsulu mar fa pako ñojoor jonwar basul basar fal ya munde jinde Thialane taxabal barak moo dago doomu Bawut bi waa Maya bëgg nañ leen waa Siwo final 100% Île du Saloum lañ nar a am ci poids léger yi diggante Mbaye délégué Thialane ak barrage bu Bawut final poids lourd yi commencé na Lamine Sène Petit Sélé bu ko bu maa nge xoox rek ti Sélé mele ak Mame Fara Sagnane bu Joal Lamine jàppante na si njambu Mame Fara taxawal na ko jaxasoo na Mame Fara Sagnane daan na ko waaw waaw Lamine da nga teg lex sa lex bi daa def suuf Doudou Sané ak benn boy yaakaar naa Mbar Diouf la tudd at bi suuf na Doudou Sané ak benn boy Khadafi bu Diofior lamb ji ne poids lourd yi rek lañ quart de finale la ñuy boole nii Doudou Sané yi dox si kawam boy bi di arrière waaw mais arbitre arbitre jël amul arbitre daa waram boy yi mais boy yi li ñu def ni c'est dangereux li wóorul dee leen bëre ci seen morom yi bu ngeen gaañee fii nii loo leen di wax seen parents yi dee leen bëre ci seen morom yi arbitre tu as bien fait d'arrêter le combat pour sauver le gosse Sélé Mélé ak beneen boy Sélé jël na ko boy bi bañ Sélé Mélé
aja Sele Mele waaw quart de finale wax benn boy la Sele Mele bu ngeen ko waaw waaw mbir jaajëf aja Sele Mele waaw waaw Sele Mele daan na boy bi waaw aca mbër nuyu nañ la delloo bëggee lu bëri Lamine barrage bu bawit wala Alamane waaw loo wax baax na day final fii ci Diofior waaw yak Mbaye délégué gis naa nga daan sa demi final rek mu yëgal lu fa demee waaw gis nga lamb la rek waaw mu nekk final boo xam ne 100% Île du Saloum la 100% ba foog Gandoul waaw ñuy sant yàlla rek ndax ñi daanu ñoom waaw defaluñu yàlla loo xam ne ñoom defaluñu loolu yàlla ba yàlla indi ñu final ñuy sant yàlla rek waaw mais ki war a bëre final xam nga ko bu baax non waaw Mbaye xam naa ko waaw mos ngeen bëree waaw daan naa ko 3 fois mu daan la ñaata non mosuma daan waaw kon tey day ñëw pour jéem laa daan mais noo fas yéene bëre final bi incha allah rabbi waaw di ñaan yàlla mu may ma ndam rek waaw bu ma lay gaane seereer foog Gandoul foog Bawut ay naa mbuure foog surtout koy ndem na diaspora ta mbege Alamane waaw mais senta fop supporter ko ne bege aden surtout supporter es ke ndef na Espagne fon si kele pese maga mi jegi mi ndefit den c'est gidma we na sate ina makam yo la den de ñana nam de ko bi de no hoy ngok inshallah an fo bafa ok mbir ne yo jaler gan yo dajew yo nuyu nañ la fay naa la Mbaye délégué borom Thialane waaw waxati ko de nuyu nañ la bu baax waaw fay naa bu baax final bi ñaari doomu Gandoul Mbaye délégué Thialane Alamane Bawut noo ma gisee waaw final bu neex rek final bu neex waaw mu ne bëre ngeen ñetti yoon mu daan la mosoo koo daan tey ni muy demee waaw kenn dama koy daan inshallah bu soobee yàlla waaw dama koy daan loolu wax sa supporter ak waa Thialane sama supporter maa leen di gërëm xam nga ma seen fay bu baax a baax xam nga suñu waa Thialane waaw ma seen fay ku ma lay gaana séeréer non goy me gidma na baax a baax jege David waa Thialane pardon supporter ran bi wax mo jege David waaw ata mbir ne kala meer gañ waaw ok waaw jaajëf merci final poids léger baa ngi noonu Mbaye délégué Thialane barrage Alamane bu Bawut Europe na bi Gandoul to ñëwa Espagne na ndegam Mbaye délégué barrage Mbaye délégué génn na ca
Eyase Kayota mam fata fuda kuta sakna mama jangan jam Diofior Mbadele Baras Mbadele ke boral Baras war na ko ndam penalty Baras daan na ko Baras bu may daan na Mbaye signalé na ko 4-0 Mame Fara Sagnane Doudou Sané jël na ko Doudou Sané war na ko ndambu Doudou Sané daan na ko demi-finale Sélé Mélé Ndiol bu Joal xaaral na final bi daal dama déposé rek buñ paré am ñu defal ci table ba nga won ko amul benn problème waaw roga fianga dollar kembeñ o feta felanga gorñi mondonge la min manjula ya wele Sélé Mélé Ndiol bu Joal ci ginnaaw Doudou Sané Ndiol Joal Sélé Mélé demi-finale la Sélé Mélé bu campement Ngexoox
na ko bari nañ la waaw fay nañ la Doudou Sané ñaari lamb si benn guddi waaw ñu gis da nga dem Djilor ñàkk final dabu si Diofior waaw gis na noonu yaa ngi final waat waaw gis na mais loolu coono bi Doudou Sané di bëre ñaari lamb si benn guddi ay ndaw lañu nag dara waruñu lu dul lamb rek entraînement te nelaw kese waaw mais ñu gis ne ki ngay bëre si final yaa ko daan fële quart de final xam nga demi final waaw gis nga ngeen war a dajewaat fii di ñaanal borom bi tamit mu mayaat ma ndam ci kawam rek la jeunesse de Doudou Sané face à l'expérience de Sélémélé noo fas yéene bëre final bi non yàgg nañu bëre quoi bi mooy 3e fois quoi waaw 3 fois ngeen jot a bëre ni mu demee yaa ko daan 2 waaw bi mooy 3e fois waaw bi mooy 3e fois léegi final bi nga nekk à domicile bi di Diofior looy wax waa Diofior ak say supporters waaw fu la fayda rek ñaan borom bi tamit mu may ñu dem liggéey nañu lu mun a jël lu mun a daan sele quoi waaw ay jàmbar que le meilleur gagne ok merci waa defal leen ay fay diggi jagin Sélémélé waaw gars yi namoon nañ ko supporters yi waaw gis nga di leen wax rek man ku ma bëgg rek bëgg naa la samay supporters laa am waaw gars yi nag toogoon naa lu yàgg ñu naan Sélé bàyyi na bëree affaire yooyu nekkoon si ay gàllankoor yu ndaw rek waaw ñaan naa yàlla nag ba yàlla may ma ñëwaat mais dama am benn Sélémélé bu jigéen Rokhaya la tudd da lay bëggee loo koy wax yaakaar naa gis ngay vidéo waaw loolu am contentement rek parce que booy bëree di bëre ba dem ba ay jigéen sax di la roy loolu kon am na loo def quoi waaw di sant yàlla di ko bëggee bu baax nag ni ko xamal ne ko Sélé ku ko bëgg rek moo la raw waaw mais Sélémélé ñaari lamb si benn guddi daa mel ni miin na ko waaw yoolu miin naa ko xanaa compétition bi moo des rek ak gëjoon a bëre waaw gis nga mais xam nga combat yi di yàgg yëpp ñàkk compétition la mais suñu demee ba si kanam rek après bëre bi day ñëwaat carrément ñu gis ne ki ngay bëree si final daje ngeen sànq tey si benn jour bi fële Djilor mu daan la ngeen ñëwaat Diofior daje final waaw lamb la man bu ma doon daan 3 guddi si lamb si guddi sax si kii bi bu lamb amaatee damay dem bëri ji parce que mooy sama métier moo may may xaalis maa koy may xaalis su fekkee def maa daan ma mer dem ñibbi konoon du ma àgg fii kon lii du ma ko am waaw gis nga daan na ma demi final yàlla def ma ñëwaat fii ñu final di ñaan yàlla nag mu may ma ndam mooy maye noo fas yéene bëree final bi waaw ndànk rek calculement rek parce que ay mbër lañ yàgg nañoo bëre xamante nañ xam na ne champion lay bëreel aussi waaw loo wax sa supporter namoon nañ Sélé waaw di leen Sélé fan la nekkoon di leen wax ñu gën a jàpp Sélé mu ngi si jàmm ñëw na continue nag compétir ba lamb ji yëpp jeex di leen bëggal rek raté bi nag dama koy denc parce que kanam beneen bu bees laa indi waaw aga tout droit waaw indonin maaga sulum salam raccaki ki tegin waaw yebu sulum waaw Doudou Sané ak Sélémélé ñu ngi nii di waajal ñoom ñooy bëre final bi ñu ne yaa ngi ci say déebaate waa campement ngeen oo fekk si waa Diofior Doudou à domicile la ne Lamine Sène wala Pati Sélémélé ñëw na di conseil mag bi waaye Mouhamed a ngi noonu moo ko mar préparé Sélémélé daa mel ni moom pare na arbitre sifflé na final Doudou Sané Diofior à domicile Sélémélé campement ngay xoox lundi le 10 janvier 2022 Mboga Yif quartier Ndouk bu Diofior na woote ndeysaan Ousseynou Bass Ndouk maa ngi lay bégee Arfan Ndong président ASC Mboga Yif Omar ministre Diofior ñoom ñaar dañoo daje Djilor demi-finale Doudou Sané daan ko tey ci même jour bi ñu jàll si fii ci Diofior daje final Doudou Sané Sélémélé waaye maa ngi gëstu sama ginnaaw di gis sama grand frère Massar Faye comme ni ma ko waxee rek su ma nekkee Diofior munu maa fote waa kër Baye Mosaan Massar Faye Adama Ñingiling Ngosin Mama Dieng Moussa Ndiame Lamine Komino Sengan Ning
Adu Yaya Doudou Sané Sélémélé Doudou Sané à droite wala Doudou Sané à gauche moo ñu xawoon gannaaw Sélémélé à gauche moom lañ xaw a jàkkaar lool fii ci Diofior may bëgg waa Kobangoy séeréer sama dëkk mais booy dem Kobangoy da ngay romb Ndibiding nuyu leen Jaadu Sumbel bëgg leen Ousmane Adam essayé Ousmane Thiam bëgg naa la Ablaye Senghor wala Ablaye Makoli Ablaye Ndour Babou Ndebangele Birane Ousmane Diouf arbitre Acaca Sarr Issa Diouf Mbin Moussa ngo Diofior bëgg a xong arbitre atena combat bi waxtaan ak ñoom ndeysaan yéen ñi suivre Lamyn TV te nekk ci diaspora bi maa leen di bëggee sama grand Farba Faye ca Espagne borom campement Ndangaan bëgg naa la Farba kookoy borom Faye Sine Saloum traiteur Doudou Sané Sélémélé waaye moom Waly Diom fii ci Diofior mënuma koo fàtte waaye samay papa yu nekk Kobangoy ne koy amateur yu mag maa leen di nuyu ku ci mel ni sama papa Ñaana Diallo sama papa Bounama Faye ndeysaan Pape Diakhaté grand bi bëgg naa la ñooñu duñu rate lamb waaye le grand champion de Kobangoy sama papa Ibou Ndapa Sarr maa koy bëggee Abdou Khadir mënuma la fàtte xamaroo fee ndeysaan ñooñu yóbbu nañ turu Kobangoy fu ne ndeysaan waa Kobangoy dew maa ngi leen di bëggee Boubacar Dione Bekay Dieye ndeysaan di sama gara borom ceet bu neex bi waa Fadial Pape Demba Diawara tànku nag gaay yi namu nañ leen de bu leen bàyyi lambu ji ay mbër ngeen entraîné leen ngeen ñëwaat Pape Demba Mbul Jamme Doudou Sané Sélémélé jël l'avertissement arbitre sifflé waat waaye tey ndeysaan sama grand Moda Diouf la filik maa ngi lay siyaar borom daaf borom bulal di la bëggee di kontaan si yow yóbbante bi yegsi na Aliou Gaye naa ko sow la filik maa ngi lay siyaar arbitre nee na mi-temps ba jeex na arbitre sifflé waat Sélémélé Doudou Sané Sélé moo ñu woon gannaaw Doudou leen jaakaar lool noonu ndeysaan Mamadou Diouf wala Diouf saltige day anniversaire tey doomu ndeyu na koy fa la Lyon moo koy wax joyeux anniversaire di la bëggee waaye sama grand Faye Ndiaga dinaa ko ziar kenn du moom amateur bu mag bi promoteur bu mag bi moom lépp la bu ñu xamee sax mu bëre
Faye Ndiaga borom suñu lamb groupe WhatsApp bu neex bi maa ngi lay bëggee Faye waaye grand bi Omar Faye bëgg fàttewuma ko de borom xonjooñ borom Ndios moon njom final ken felero nga mafrel Doudou Sané selemele bëre bi des na ñoom ñaar ñëpp ndeysaan kooku mooy Assane Thiam arbitre bi jox na Doudou Sané avertissement sifflé waat na saa yi ñoom ñaar ñoo tolloo avertissement ku ne am nga benn Doudou padd na ko Doudou Sané daan na ko plaqué na ko 2-0 ci benn guddi Doudou jël na lambu ja